tey bu nu taxawee fii ci période bii foog naa ni du ñu laaj question wu lan moo nu fi dajale tey je pense que ñu ngi consacrer une tradition de 12 ans yoo xam ni honorable député Demba Diop Sy ak mu jot dafay jël doomi ñi nga xam ni Seydi Hadji Malick daf ni ñoom ci njabootam lañ bokk muy les enfants talibés ak mu jot mu jël lu ëpp ñaari junni yére ak i daal di leen ko jox di ko répartir ci lu ëpp téeméeri daara donc je pense ni mu koy defee at mu jot ren ñu soobu ci 12e édition wu cérémonie boobu mais ren ak comme daaw aussi dafa tommeek jamonoy mbas foog naa ni dafa nekkoon bis bu symbolique boo xam ne dañ ci doon feetal xale taalibe yi bis boo xam ni ñoom jàppoon nañ ni mooy seen bisu bopp boo xam ni bokkuñu ko ak kenn mais ñaari at yi wax dëgg yàlla mbas mi nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi ñaan mu jóge ci àdduna bi ba nit ñi mën a delluwaat ci seen i activité ak seen i ay yëngu-yëngu moo gàllankoor daje boobu moo sabab ren comme ni ñu ko defee daaw ñuy organiser une caravane de distribution daara bu ci nekk incha allah taala ñu ñëw ba ci sa fi ngay jàngee fekk leen fa jox leen loo bi nga xam ni at mu jot wax dëgg yàlla Demba Diop Sy mu ngi leen koy jagleel ngir ñoom aussi ñu sentir seen bopp ci bis bi nga xam ni mooy bisub tabaski bi. bii nag kenn moomu ko ku dul kilifa diine yi nga xamante ni ñoo nekk ci Sénégal ndax ku wax daara wax sëriñ te yaakaar naa ni Sénégal ñi fi nekk ñëpp di ay xalif généraux ay sëriñ lañu muy bis boo xamante ni nag bis bu rëy 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 la ndax day bis boo xamante ni damay wax ni taalibe ku ko am rek yàlla nattu na la ndax seet li ngay wax dëgg la ci yow walla du dëgg ndax boo amee sa kër nga jël sa taalibe def ko sa biir kër di ko jox muy lekk di ko jox muy naan li la yàlla njëkk a nattoo mooy fu sa doom génne mu duma ko lu mu fekk sa kër bu ko soxlaa jël bu ko soxlawul yàq ko dem yoonam xam ngeen lu tax yàllaay seet li nga wax ndax dëgg la ci walla déet bu taalibe bi ak seedanka naan am yàlla jox la neewuloo ko am ma may la neewuloo ko am ma sarax la ma dimbali la danga ne am yàlla jox la war nga ko ni yow joxuloo ko yàlla moo ko jox am yàlla jox la boo nga ko wax nag léeg-léeg ci la la yàllay nattoo ci yooyu mu lay def fa tabaarakallaahu ñëpp Sénégal xam nañu loolu ba loolu bu amee tamit du tax ñu dàq taalibe bi ndax lu tax innama nut'imukum li wajhillaahi laa nuridu minkum jaza wala sukur lii ma la jox kat yàllaa la ko jox soxlawuma nga gërëm ma soxlawuma nga sant ma loolu nag loolu la Demba Diop Sy mii di def depuis 12 ans situation bi bu ngeen xamee fi mu aw Diop dafa relever défi ndax benn mbokk bu ñuy wax Alaaji Mbeng Diop moo daan def di fortaatu ay yére di ko ñaan di fóot di paase di ñaw ba mu ko yëgee mu ni ko lii du jaaduwul ci xale taalibe yi ngay jox sa njaboot yëre yu bees di yelwaanal taalibe yi ay yëre yu màgget di leen ko jox na day at mooma la commencé at mu nekk mu xotti dañoo commencé woon ci juróomi téeméer ci junni ak juróomi téeméer tey biñ ko compté ëpp na ñaari junni yoo xamante ni jënd na ko kon loolu dañ koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yokk suturaam yal na yàlla yokk fanam yal na yàlla yokk wërsëgam yal na ko daara fay ci barke Seydi Hadji Malick muy bis boo xam ne nag ñépp a ci jàpp ndax président Diop Sy mën na xotti mais nag boo seetee nag tëyëru Tiwaawoon yépp a ci jàpp kenn ku ci nekk xam nga ñaari junni yére wala ñaari junni juróomi téeméer ci lu matu juróom-ñetti fan bu ko ay tëyër ñëwee ñooñu jàmbur lañu kenn ku ci nekk def ci sa participation
waa partem tamit kenn ku ci nekk taxaw jóg pour relever défi bi. kon bu loolu amee ngërëm li xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour lañ koy gërëmee ba pare ndax nit bu njabootam defee lu baax bala ngay gërëm njaboot ga gërëmal kilifaam ndax kilifa ga mooy roy waayam muy njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick te sëriñ Babacar Sy Mansour jiite ko ak ay rakkam ak ay doomam ñu encadré ko. keroog bi Maodo taxawee ni ala ya bani haza zamani daawtukum li ihyaai diinin bil ulumi ajibu yéen mbokki jullit yi yéen njaboot yi yéen doomi jullit yi ñëw leen man ak yéen ñu ànd taxawal diine teg ko ci benn pied bu kawe ban pied mu ni mooy pied xam-xam. kon tey bu fekkente ne am na ñoo xam ni moom la mu waxoon nee na ñëw leen ngeen taxawal ma jàppale ma ci sama daara tey mooy appel booba mu defoon yàgg na téeméeri at yi topp na waaye tey président Diop Sy bokk ci ñi nga xam ni ñoo ngi ñëw pour soutenir maam Cheikhul Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ci taxawaayu daara ndax dafa waxoon ni daara ji dem na bay neex te mooy cere ji dem na bay neex mu ni waaye xëpp naa ci suuf te mooy mujj na karaj moo tax moom dafa amoon li ñuy tuddee kamaliya mooy loo xam ni wala jalaaliya loo xam ne yàlla y kese la jalaaliya loo xam ne yàlla y kese la waaye bi sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu ñëwee dafa ni yàlla y kese baax na waaye bàyyil ma rax ci jamaliya moo indi lii tey dundu maam Cheikhul Hadji Malick Sy radiyallahu anhu daara ji dafa nëxoon lool colka gi metti woon lool kon tey bu mag ñi dellu siwaatee di taxawal lu mel nii ci dundu mag ñii nga xam ne tey ñoo wuutu Cheikhul Hadji Malick kon tey fa tabarakallahu daara mën nañ wax ni bokk na ci ñi nga xam ne mooy li siggiwaat mooy li honorable député si Ahmed Tidiane Diouf wax tey ñun ñëpp kenn ku nekk jaar nga ci balaa ngaa sol mbubb tabaski ba tabaski ngay sol mbubb kon tey bu fekkente ne ku mel ni président Diop Sy ñëw na taxawal fii ci Tivaouane nga xam ni mat na ay at yu limu léegi mu tabarakallahu limu lool at fukki at ak ñaar at mu jot mu taxawal ko ànd ko daara yi nga xam ni njaboot yi seeni waajur nekkuñu fi bu tabaski jotee seen xel du dem ci ni ñun kat amuñu lu ñu sol ndax suñuy morom sol nañu kon kooku ku ciy génnee njabootu daara di ko taxawal di ko solal kon fa tabarakallahu war nañ laa wax la maam Cheikhul Hadji Malick waxoon dee coro mbay te daf ko ni woon dee coro mu ni ko si mu ni ko jërëjëf baat bu gàtt la waaye ku deful dara doo ko dégg ndax dee coro dafa indi naaru góor jox ko maam Cheikhul Hadji Malick ak la ca ànd yëpp jox ko Maodo simmi mantom jox Maodo Maodo ne ko jërëjëf continue ay darsam ci wàllu njàngaleem ba mu demee bay téeral moom Maodo mu ni ko dee coro mu ni ko si mu ni ko jërëjëf baat bu gàtt la waaye ku deful dara doo ko dégg kon nag président Diop mën nañ ko wax ne ko jërëjëf ndax juzita xayran wa kufita charran te Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour borom daara ji moo daan wax ni koo defal dara mu ni la allahu xalifatuna aleykum mu ni mënatoo koo fay ndax ku yàlla wuutu ci yow gënal ñëpp te alladina yunfiquuna amwaalahum bi leyli wa nahari sirran wa alaniyatan fa lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxsanuuna gis nga lii di ko siiwal dafa baax ndax am na ñoo xam ni am nañ lu ëpp loolu fii te fañ koy def neexul yàlla neexul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy def ci leneen kon tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñiy joxe ñeent lañu kiy joxe ca kaw baax na kiy joxe ci suuf baax na kiy joxe ndànk baax na kiy joxe ca kaw baax na ndax am na ñoo xam ni joxe ci suuf la ñu man waaye am na ñoo xam ne joxe ca kaw la ñu man ndax ñi war a def te defuñu man faa jaare mën a def. Honorable Cheikh Tidiane Diouf, président du mouvement Construire Tivaouane durablement. Nous sommes venus aujourd'hui répondre à l'invitation de Diop Sy pour la cérémonie de remise de dons pour 120 daara. 120 daara pour une population de talibés de à peu près de 1200 et quelques. Et c'est une vieille tradition en lui, parce que ça fait plus de 12 ans. Nous sommes à la 12e édition ce jour-ci. Et au nom en tout cas des populations de Tivaouane, au nom des Serigne Daara, mais aussi au nom des parents d'élèves, mais aussi je veux parler au nom de ces talibés. Ces talibés qui sont des enfants en situation de difficulté. Ils ne sont pas de Tivaouane. Aujourd'hui, ils devaient être auprès de leur père et mère. Mais malheureusement, ou heureusement pour eux,
Inch'Allah, dans le futur, ils verront pourquoi ils ont été ôtés de leurs parents pour les amener ici à Tivaouane, pour en tout cas chercher et avoir du savoir et du savoir-faire, en plus du savoir-être. C'est la raison principale, en tout cas, qui motive aujourd'hui la présence de ces jeunes-là dans ces cités saintes-là. Ils sont des milliers et des milliers de talibés qui n'ont pas en tout cas une prise en charge normale, parce que tout simplement, c'est vrai que c'est les marabouts qui font le maximum pour les venir en aide et les populations sous forme de parrainage ou de marrainage. Mais cette fête-là, c'est une fête de communauté. La fête de la Tabaski, c'est une fête de la communauté. C'est la fête des enfants. Il faut le rendre heureux. Il faut qu'ils soient gais. Il faut qu'ils éprouvent le plaisir de vivre, hein, à travers, en tout cas, un modèle de vivre ensemble. Et c'est ce que l'honorable Diopsi a compris depuis 12 ans pour faire que, en tout cas, la fête puisse être belle pour ses enfants. Donc, au nom de Serigne Dara, au nom de l'islam, au nom du Coran, en tout cas, nous prions Dieu pour que lui rétribue à la hauteur, en tout cas, des investissements, à la hauteur, en tout cas, des sommes énormes qu'il investit chaque année pour prendre en charge ses enfants.